Aboubacry Dem laa tudd maa fi njëkk a sanc nag daanaka waaye nag wàññi woo gis il faut mu am ci benn bu muy tàmbali loolu dong la waaye di sant yàlla di sant samay dëkkandoo yi ma nekkal di sant yàlla bu baax di sant sama dëkkandoo yi ma nekkal puisque ñoom dañoo ñëw daal di may jiital waaye loolu bis bu nekk ma leen ci gën a gërëm di leen gën a sant waaw léegi ñun suñu gox bi gox bu bees la daanaka mu ngi tudd cité F9 mais dafa vaste boo xoolee sorti Kër Daago la presque sorti Kër Daago ba côté ba Kër Thiem Soirée presque jëm encore Kër Massamba Gueye am benn partie bi nga xam daf ko ci jëlaale donc ñun soxlawuñu fi mu toll ni suñu priorité mooy ndox amuñu ndox te forage yaa ngi suñu wet deuxièmement mooy axe pour dugg ci koñ bi gis ngeen léegi da ngeen di ñëw ñu cité leen fu nekk ñu wiirloo leen pour ngeen mën a dugg si fi te vraiment boo xoolee yoon bi désengorgé fii ak Kër Thiem même pas 2 ou 3 minutes yaa ngi hôpital régional donc yoon boobu aussi bëggoon nañu ku ñu ci dimbal def ñu éclairage au moins même lampe solaire yi ñu mun ci am en plus am nañ fi benn CM c'est en voie ubbi na sax ren am nañ ci ñaari classe 6e ñu démarré am nañ fi primaire aussi mais ci abri provisoire lañ ko def am nañ fi suñu jumaa aussi jumaa ji dañ koo tàmbale waaye des na lu bëree bëri ñu doon ñaan aussi loolu yëpp kuñ ci dimbali en plus kenn du wax fi mu toll nii mouvement aussi te waxoo soxna yi ñeen ñëpp xam nañu mbébatu soxna yi ndax ñoom bu ñu waxee sax soxna yi sax ñoom ñooy kër yi góor goo gis ci ginnaawam am na soxna su taxaw bu ko jàppale te soxna yi aussi bëgg nañu vraiment ku leen jàppale comme ni ñu jàppalee fépp parce que dëkk bi ñëpp xam na li fi dox indi dimbal leen ngir yàlla tax am nañ fi ay avec am na ñaari avec yu fi nekk te vraiment effectif bi c'est considérable parce que avec bu nekk ëpp na 100 personnes donc xam ngeen loolu aussi dara la te ñoom aussi fu ñu jàpp rek daanaka bu soxna si jàppee góor gi da ci topp parce que àdduna moo bindoo noonu waaw jigéen moom bu jiitoo rek borom këram en général di ci topp waaw léegi daal ñun suñu mbëbët daal mooy ndox mi axe yi suñu CM bi suñu primaire yi suñu soxla yi jàppal leen suñu jumaa ji yooyu daal mooy suñu problème ku ñu ci jàppale nag ñu jël. dañuy nuyu mbokk yi nga xam ni ñoo suñu gan di leen dalal di jaarale si nuyoo bi seen kilifa di Talla Sylla di Moussa le maire mi nga xamante ni si moo leen yebal di ko jëlee si moom muy wàcc ba si yéen di ñaan yal na yàlla barkeel seen i taxawaay ndax gor nag bu ne lii laa bëgg wax ko ku mu yaakaar ne mën na ko saa jàppale kooku mu yaakaar loolu si moom am si taxawaay kooku dootoo ko mën a bañ a bàyyi xel fa tabarakallahu lii dem wax dafa naan surtout ndox moom forage baa ngi fi soriwu fi ñetti forage yi ngi fi loolu sax moo jël cité F9 bi mooy cité forage xaw ma numéro 9 waaw très bien nga xam ni daanaka ndox mu ñu fiy consommé teen lay doon wala di jëndi bërigo sa defe naa borom kër goo xam lay joxe dépense bëgg bis bu ne mu jënd ñaari bërigo 600 francs di 1200 par jour loolu defe naa metti na kooku nag ku ko jàppale si loolu ba indil ko robinet si biir këram wàcce ko loolu kooku defal nga ko lu mu la mënta bañ lu mu la mënta fay loolu jàppale la nga nekk dëgër yoon yet bu timis xasee jot boo bëggee jóge Thiès ñëw fii daanaka taxi boo ko fayul 1500 wala nangam du la indi ndax accès bi yombul soriwul ndax daa ses si Thiès de mais yoon woo mën a jaar ba yëg si moo yombul su ko defee loolu ku ñu si jàppale ba soxna yi bu ñu demee tee marché wala dem ville am loo xam ne mën na leen indi ba si dëkk bi sa duñu joxe duñu paas lu seer it fa tabarakallahu dañuy sant loolu daal daanaka répétition la rek waaye gën koo yaat rek si wàllu ni moom la ñu bëgg am ko yaakaar si yéen ndax Talla xam nañu moom du nitu caaxaan ku dëgg la koo xamante ni si fa tabarakallahu daanaka loolu sax moom moo ko xaw a tardeel si waxin dëgg googu moo tax fa mu war a ne yeggu fa ku mel noonu nag bu ñu ñëwee ni dama lay jàppale si li nga bëgg sa xel dina dal fa tabarakallahu di leen ñaanal yal na yàlla barkeel seen liggéey yal na yàlla yombalal leen li ngeen bëgg lépp
si baraka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñiit li ñu bëgg si yéen yal na ko yàlla sottil seen loxo. sant yàlla di jubli si sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu waajur yi ñun ñëpp sant suñu borom kër yi di santante suñu biir ñun aussi di leen sant yéen aussi yéen ñi ñu seet si ñi tey jii damay commencer aussi par wax ni tey bu rencontre bi amee c'est par le biais de Adjara ñu ngi koy gërëm sa olof dafa ne bu lëkk lekkee cooy aloom na ko gëlëmee cooy tey rencontre bu amee tey man nañu c'est par son biais c'est grâce à elle ñu mën leen rencontrer te alors que rencontre bi ñu bëggoon nañu ko mën noonu am aussi bu doon ñun kese la une délégation venant de chez Talla Sylla nu ñu si gaaw a jot parce que amuñu boobu dugg a génn amuñu ko pour le moment vu que c'est un nouveau quartier kon na bu ñu koy santé bu ñu santé yàlla ba pare moom lañ siy teg moom Adjara ndax moo ñu mettre en relation ak moom waaw may wax ni aussi koñ bi koñ gu bees la mi ngi soog a ñi ngi soog a sanc teewul lu mu bees lu ñu néew formé nañu un bloc du côté des hommes du côté des femmes surtout nag jigéen ñi su ma waxee surtout jigéen ñi mettre ma en rade góor yi parce que ñoom ñoo ñu dooleel ñoo ñu bàyyi mais jigéen ñi ay jigéenu jàmbaar lañu mën nañu wax fu ñu dëkkee sori na kër yi soree na insécurité en pagaille mi ngi fiy reñee mais dañuy takk seen sër tey la yeewu nag guddee tëdd fu ne la ñuy dugg lépp pour kër yi baax lépp pour njaboot gi jëm kanam bu loolu weesoo on a aussi un foyer des femmes qui a un site qui a été localisé mais n'a pas toujours été construit loolu nag yéen a ñu si mën a jàppale bu fekkoon keneen la ñu wax peut-être mën nañ xalaat ni ëllëg mën na bañ a gaaw mais suñu nee Talla Sylla ñun dañuy gëm ni suñu ay doléance dina mën a résoudre lan moo tax ma wax loolu lu tax ma wax loolu parce que Talla dafa di waa Thiès dafa bëgg Thiès dafa am conviction man mosumaa gis nit ku mel noonu koo xam ni yow bëggoo lenn yow sa terroir nga bëgg man si moom laa ko gis il a renoncé à beaucoup de choses pour loolu pour dem jàpp rek si Thiès kooku moom on le lui reconnaît nangul nañ ko ko nag bu ñu amee fenn fu ñu war a mën a bootu dañu war a xalaat ni su moom lay teew suñu woon xalaat ni nañu mën a gisee ak moom wala mu gaawee ni mais lépp nag yàlla jaaree la ko tey si Adjara affaire bi mën a gaaw kon nag bu ngeen demee wax leen ko doléance yi loolu la góor ñi wax nañ seen doléance boobu c'est commun au quartier mais man damay wax au nom des femmes ngeen jàppale ñu daal pour mu gàtt gudd na sax ngeen jéggal ma pour mu gàtt rek daal ku ñu jàppale ku ne dinañ la jàppale venant de Talla Sylla nag on est prêt à tout pour lui ñu ne wasalaam may jéggalu nag. xam ngeen ni ku fonk fa ngay yable ci ngay tànn si ñi la gën a jege loo xam ne yaa ko war a doxal sa bopp xat-xat jàpp la ndax yàlla dogal na dafa nekk démb la dem mission démb bi nga xamee ni déggante ngeen mi ngi nekk extérieur si la woote daal ni woote bi bu fekkoon da ko fekk Sénégal kon moom mooy ñëw fii ñëwal boppam mu ne waaye néanmoins loolu am na da ngeen ma fa demal xool ñu ko gën a jigéen mu yebal leen fa ci biir loolu tamit waxtaan seeg directeur de cabinet bi nga xam ne tey jii mën nañu wax ni moom mooy directeur de campagne am muy Latine Ndiaye fii tamit bi ñu fi ñëwee fekk nañ fi ay responsable quand on dit responsable ça veut dire que responsabilité mooy koo xam ni xam na boppam xam na li mu war a def ndax ku dégg doléance yi nga xam ni wax nañ ko fi yëpp da ngay xam ni lépp responsabilité moo ko lal dégg naa fi nag ay doléance yoo xam ni yàlla dogal na mbooleem bi nga xam ni waxtaanee ngeen ko fi ni mooy seen doléance li ci ëpp ñi ko seq ñi ko yor dañ fee teew ndax wax ngeen fi wàllu réseau hydraulique bi muy wàllu ndox mi tey jii le directeur des services techniques mi ngi nii toog lu bari dina leen ko ci leeral wax ngeen fi tamit li nga xam ni mooy éclairage public bi tey jii loolu technique dafa jëm ci li nga xam ni mooy wàll gi mu yilif mi ngi nii toog dina ci leeral aussi ngeen wax ci li nga xam ni social la ci le chef de cabinet moom mooy gérer social bi mi nga xam mooy jëm ci wàllu mosquée bi mooy tàmbale ngeen ko te bëgg ngeen ku leen ci fekk si wax ngeen fi tamit li nga xam ne moo jëm ci wàllu foyer des femmes bi mooy wane ngeen ni am ngeen benn espace waaye bu ngeen sañoon ngeen ñu valoriser ko loolu tamit dugg na ci li nga xam ni moom la ñu jàpp je crois que ni wax ngeen tamit li nga xam ne mooy wàllu jàppale jigéen ñi
ndax nee ngeen jigéen ñi xaaruñu kenn am na koo xam ne sax mi ngi naan déggal waaye dafa mel ni léegi jigéen ñi rek ñooy def góor ñi defatuñ dara waaye góor ñi dinañ def nag waaye jigéen ñi jàmbaar loolu wax ngeen fii lu jëm ci wàllu jigéen ñooñu kon su ma waxee daan ni présidente bàjjenu gox au niveau régional nekk conseiller spécial ci maire de la ville mi ngi nii toog kon kooku defe naa ni jigéen sëb mi si jaar si noppi fi nga ko war a ji mooy kon moom mi ngi nii toog bu ci dolli ko li nga xam ni wax ngeen tamit li nga xam ne moo jëm ci wàllu yoon wi mooy jafe-jafe yi nga xam ne am ni ngeen ko ci mën a accéder ci biir dëkk bi loolu tamit technicité bi ñi nga xam ne ñoo ko yor muy techniciens yi ñu ngi nii seen kilifa moom tamit loolu dégg na ko kon muy ñetti wàll yoo xam ne jëm na ci wàllam moom li nga xam ne maire jot na ko fee def ak li nga xam ne fi mu ne yéene nañ ko ci te jàpp na ko te dina ko àggale fa mu war a àgg loolu moom dina leen ko wax li jëm ci wàllu jigéen mi ngi def waaye li nga xam ne laa ciy dolli mooy ñëwuñu comme campagne électorale xam nga ñëwuñu comme campagne électorale mooy fi politiciens yi nekk rek dafay daal di jóg gàddu saagam yori kayitam dem dugg ci biir nit ñi am na ñoo xam ne sax léeg-léeg bu ñu daa sol costume léegi pàncan la ñuy sol pour jéem a nurulu nit ñi ñun loolu fekk ñu si dañoo fekk tey ji bu fekkee élection dafa ñëw it daf ñoo fekk ñuy liggéeyal suñu askan ndax Talla Sylla moom moo waxoon sa njëlbéen ga bi nga xamee ni 2014 bi nga xam ne 19 juillet 2014 bi ñu koy takkal raaye bi dafa naa la vaca raaye bi dafa ni lii ñu may takkal nanu xam ni du ndombal tànk du raaye jàppee ma ko noonu li ma ko jàppee mooy fas yéene doon Baye Fall waa Thiès kon laxasaay laa koy def kon laxasaay ki jàpp ki am yéene liggéey moom moo koy def ki am yéene dox si soxla yi askan wi tamit kooku mooy tuddee Baye Fall bi mu ne Baye Fall boobu kat am na ñoo xam ne bu leen jibuwul jàpp leen ne kon man maay seen mbindaan def ku ne xam na ni mbindaan si biir kër mooy ki nga xam dafay ñëw dafa def li nga xam di fa daan dooleem ñu koy fay weer waaye moom dafa ne bàyyi leen ma nekk seen mbindaan ba noppi bu fekkee da ngeen may fay la ngeen may fay ma jël ko delloowaat ko seen biir looloo waral boo xoolee li nga xam ne réalisation yi nga xam ne def na ko si biir dëkk bi yëpp mu def ko fi difficilement ci ay jafe-jafe ndax ku ne xam ne ni 2014 ak 2021 juróom-ñaari at la waa juróom-ñaari at boo ci amee ñetti at yoo xam ne voté wuñu budget kon ñaata at moo ciy des ñeenti at yooyu dugal si ñaari at yoo xam ni Covid bi dafa ñëw dugg si amul taxe amul dara kon ñaata at moo ciy des léegi ñaari at kon yoo xam ni mën nañ wax ni am na ci doole boo xam ne war naa liggéey léegi kon ñaari at yooyu nan xool réalisation yi nga xam ni def na ko si biir dëkk bi ndax loolu ko amul budget mën na ko ndax koo xam ne tey Covid bi ñëw na daal di nërmeel économie bi yëpp au niveau mondial kon Thiès du ci mucc ndax ci la bokk ndax kooku tamit fi mu toll nii ndax loolu dana ko bàyyi mu koy mën kon xam na ni mënu ko waaye bu ñu duggoon tey ji si wàllu réalisation yi dana xam ne kon la mu waxoon ne bàyyi leen ma doon seen Baye Fall wala ma doon seen mbindaan dem wutali leen indil leen ngeen mën a yokk ba yëg ko kon kooku xam na ni ci loolu la nekk. tey jii benn rek laa ko wax ndax waxoon na ko si jamono yi nga xam 2019 bi ñu nekkee ci waañu daara mu ne man de damaa laxasaayu fas yéene couche bi nga xam ni ñëpp danoo wax ni amuñu solo te nan leen moytu muy taalibe yi te nu doon suñuy doom nag ndax man mii di wax ak yéen nekk chef de cabinet ab dongal daara laa ca daara ja laa jàngee ca laa nekkoon ba maa ngi fi ñëw nekk ci loolu kon moom bu wëlbati ko waxtee daal ni suñu njaboot yi nga xam ne ñu bari duñ leen bàyyi xel ñoom kat nee nañu nit ñi nañu toog kon danaa jaayante man ak lépp lu ma am ak képp ku ma am ñu fas yéene taxawu leen ba mbas mi bañ a àgg ci ñoom looloo waral fukki junni ak juróom benn ak juróom fukki donga mu leen toggal bés bu yàlla sàkk loo xam ne si ñeenti millions yu manqué tuuti la mu def ko si ñetti weer ak fukki fan 99 jours yoo xam ni toggal na ko ndongal daara yi te yoolu kat ban koy togg ndongal daara yi ñoo taxul ñu koy togg waaye ndekete yoo am na si ay boromi kër yoo xam ni ñoom seen taxawaay ak ndongal daara yi ñoo du benn kon ñoom danañ si bénéficié wu waaye li si ëpp solo mooy ndax dafa yoroon budget boo xam ni da koo teg ci barab daan ni mi ngi nii kaay saa bu ngeen xëyee rek ñëw leen ngeen jël dépense bi dem def ko sa non difficilement la ko doon defee taala daananu xëy ñu ñëw defar ko café ñu xëy ndugg du am mooy dépense du am bu nu war a toggal taalibe mu ne sama café gi ngeen may defar du ma ko naan xool leen yéen maa jël du ma ko naan ndax li nga xam ne moo war dem si taalibe yi loolu yembagul li fekk yembagul kon du ma lekk ba noppi di leen bàyyi kon teg leen fee café ga bu loolu lijjantikoo nag ngeen tam tàngalal ma ko indil ma ko bu loolu amul loolu du am parfois dinañu toog ba 11h yàlla yi doog a indi ak xéewalam mu ñëw daal ni kon nag dem leen tàngalal ma sama café ndax sama xel dal na léegi pour tey
waaye nag la mu ca tegoon mooy tey day maa ngi nii fu ne ñoo ngi fay woote ñoo ngi liggéeyal askan wi kenn nanguwuñu see fekk si nag lu dul ay benn te loolu kan sa fekk si nag ñu ngi ciy sant di ko gërëm muy le président de la république vraiment jàppale na ko ci ndax xam na li nga xam ni moom lay def ak xam na tamit ki tax mu koy defal mu ne ko maa ngi lay jox loo xam ne sama barkeelu la na nga ma ñaanal sama njaboot ñaanal réew mi ndax xam na si ñam ko jëmale woon waaye taala daal ni bës a ngi ñëw lii ñuy def nii kat nit ñi taxaw du ñu seetaan bës a ngi ñëw si kanam tuuti loolu ñuy wax élection dana jib fu nekk politicien dana fa bàyyi ko yor ma la tam bu fees dal la xaalis dugg si biir mbooloo mi di financer ay meeting di leen ne kaa leen ma jox leen xaalis ngeen votel ma wala di jënde ay mbubb wala di jënd ay kap ngir lan mooy bëgg a jënd seen i conscience waaye li nga xam ne mooy farata taxaw na rek kenn ku ne téye na sa loxo ñu bàyyi leen ko mu dem ak cëggal gu yëm waaye man dinaa ko jéng kon ku mel noonu ci population ndax dafa jóg ngir dundee li nga xam ne moom lañ ko teg muy poste bi wala dafa jël def ko laxasaay ngir war a mën a dundal askan wi kon xam na ni dundal askan wi moo ko tax a jóg tey jii wax naa waañu daara boobu loolu nga xam ne moom la ci def mais tey jii fii si seen ginnaaw rek ci yoonu Mbour bi am na fi ñaari terrain yoo xam ne dañ ko koo joxoon ñaari terrain yi lan la fa def benn bi dafa wax ni dama koy def centre gériatrie lan mooy centre gériatrie mooy hôpital boo xam ni mag kese lay faj ndax loolu ñaar la ci Sénégal te benn ba daanaka xaw naa nërmeelu benn bi mi nekkoon Wakam benn bi nekk biir IPRES muy mag ku ne xam na ni jigéen am na wéradéem gone am na wéradéem góor am na wéradéem waaye mag dafa am wéradéem boo xam ni moom wéradi boppam la te mag mënta jaxasoo ki gone kon au niveau national bu nu waxee ni ñaar la fi woon ci Sénégal te benn ba nërmeelu la moom mu taxaw daal ni fas naa yéene kon mag ñi du ma leen fàtte lu ma mën danaa def ba ñoom ñu am seen bërëbu bopp tey jii avec la fondation Sonatel mu taxaw ban taxaw tabax hôpital bi mi ngi nii taxaw inauguration moo ci des loo xam ne centre gériatrie mag ñi rek lay kii mais ci biir loolu boo doxee tuuti bala nga fa àgg dafa wax les enfants de la rue taalal daal di taxaw loolu bëggatuma koo dégg parce que enfant de la rue amul mooy mbedd mi jurul kenn yi jur koy dañ koy jure ci biir kër lan moo ko dàqee ci biir kër gi ba mu dem ci mbedd ma loolu dañu war a lijjanti waaye nag gannaaw loolu am na man dinaa fexe ba taxawal barab boo xam ni gone gu nu fekkat ci mbedd mi danañ la fa jël dugal la ci biir barab boobu am na fa antenne médicale mi ngi ci biir fu ñuy fajoo am na fa ay dortoir boo xam ne fu ñuy noppaloo fu ñuy tëdd la am na fa foo xam ne dañ leen di ay centre de formation la yoo xam ne ci biir ndax xale bu ñu ko xasee ba dugal ci biir war nañu koo jàngal moo xam ban xeeti njàngal lañ koy jàngal war nañu koo jàngal moo xam métier la moo xam français la moo xam alquran la moo xam fi wàllu diine catholique la comme ci mën di doon ku nekk xale bi daal duñ ko bàyyi mu ñëw tëdd lekk ak naan rek faaw ñu am lu ñu def ci moom bu woppee tamit danañ ko faj ba keroog ñuy gis ay bokkam bu nu ñëwee ñu lijjanti suñu diggante ak bokk yooyu lan moo tax xale bi ñëw ci mbedd mi bu doonee lu leer lu valable la ñu ne ko kon kat xale bi moo am nu mu meloon waaye nag teg nañ ko ci yoon boo xam ni am na lu ñu ko jàngal am na fu ñu ko teg léegi mi bu la neexee mu continuer bu la neexee nga jël ko yóbbu ko mais am na lu ñu def ci moom bu fekkee la mag góor ga di wax nag leerul boobaa nag dañ koy daal di lijjanti parce que nag ay autorité lañu yoo xam ne nag askan wi mën fi bàyyi nag nga jur sa doom taxul nag ñu ne la lu la neex na nga ko ci def am na loo xam ne boo ko bëggee def sa doom dana la wax ni doom bi doomi askan wi la faaw dañuy am taxawaay ci bëri loolu kon kooku tey jii ak yu bëree yoo xam ni mën nañ koo wax techniquement damay bàyyi directeur moom dina ko leeral ci nga xam yenn réalisation yi mu def moo xam ci wàllu télé yi la moo xam ci wàllu éclairage public bi la moo xam ci wàllu réseau électrique bi la moo xam tey jii si marché au poisson bi nga xam ni tey jii financement bi 2 milliards 500 millions la te léegi loolu plié kii nañ ko ba noppi projet bi démarré travaux yi moo ci des loolee lépp directeur technique dana leen si dugg ak yéen mais daal ngeen xam ni looloo daal Talla Sylla fi mu taxaw mooy la mu waxoon sa njëlbeen ga rek fas yéenee doon Baay Faalu askan wi nit nag dana jóg di mbubboo li nga xam ne moom mooy ay réalisation xañ na kooku dafa amul argument dafa deful dara te bëgg na wax ak nit ñi waaye damay ñaan nag na am honnêteté ku mu mën a doon ku nekk daan ni ay la yéwén Talla Sylla kat askan wi la defal te si laa bokk waaye su ngeen ma falee li fi Talla Sylla def danaa ko def waaye bu ne nag li fi Talla Sylla def man maa ko def wala li fi Talla Sylla def defu fi dara man maa fi war a ñëw def dara waaye Talla def na fi dara nag tey ji bu dee si wàllu jeunes yi la bu dee si wàllu jigéen ñi la jigéen ñi foyer des femmes boobu ndax yéen a tudd fii foyer des femmes boo xam ne am ngeen ko fii te bëgg ngeen ñu valoriser ko foyer des femmes ba mu jógee 25 millions la jël daal di nañ ko réhabilité fas yéene jàppale jigéen ñi li nga xam ne mooy seen wàllu formation yeeg yi ñuy def kon kooku fàttewul jigéen ñi kon on a très bien noté li nga xam ne moom ngeen wax fi ni espace bi mu jëm ci wàllu foyer des femmes yi loolu incha allah loolu dana ci bàyyi xel mais yeneen yi si des si wàllu xale yi mais nan xool si wàllu xale yi
avec la FERA kooku directeur dana ko wax mais ñi ni jël si emploi loolu directeur dana ko leeral tey jii li nga xam ne moom lañ jël ci wàllu tëli yi 16 kilomètres 5 yi nga xam ne def nañ ko loolu directeur dana ko leeral ak yu bëree bare kon daal na ngeen jàpp ni suñu dikki gii ñu dikki fii dikku nemmeeku la suñu dikki kii di dikki fii mooy diklu seet ñoo xam ne yéen a bokk ndey yéen a bokk baay ndaxte Talla le maire Talla Sylla li nga xam ne moom lay prôné si biir mairie bi mooy képp ku fi ñëw na ngeen fas yéene doon sugra xam ne foofu këram la ndax mairie mooy këru askan wi kon ñun ñu fa toog askan wi moo ñu fa teg askan wi fa teg nag bu ñu ñëwee nañ leen jox seen gëdd ba mu mat sëkk bu leen wan benn jikko judul maanaam fi mu toll nii suñuy sang ñëw nañu ñun ñu war a fas yéene doon seen i liggéeykat kon kooku ñun ñëpp muy sa kaw ba ci suuf ñoo ngeen fekk ci maire yi xam leen ni loolu moo nekk seen xel te loolu la ñuy doxal mooy duñ wan kenn mbagg mi ay ndomba tànk la ñu yor duñ wan kenn ni ko nii la ñu toll te loolu exemple doy na ci muy doomu soxna si nga xam ne moom laa wax ne muy soxna Ajara xale boobu bu ñëwee ci biir maire bi ku ne xam na ak dalam ak yaram ak tegginam kon la nekk ci Ajara mu jëlee ko ci ay waajuram mu koy doxal ci biir maire bi ba mu ñëwee foofu lu mel noonu la fa fekk moo tax ànd bi mën a doon benn te ñu ngi koy remercier de passage wax ni nag bu yaayam toogee waajuram toogee dañuy tudd waajuram mu laqat ci ginnaaw waajuram waaye ku ne xam na Ajara taxawaay bi nga xam ne am na ko ci digganteem ak Talla Sylla ku ne xam ne Ajara taxawaay bi nga xam ne def na ko muy fulla ak fayda ci li nga xam ne moom lañ ko dénk te loolu moo kii ñoom ñoo ko séq kon vraiment soxna si ñu ngi koy taxaw di ko encouragé di ko ñaanal yàlla duñ ko gërëm dañ koy encouragé di ko ñaanal yàlla gën koo saxal si lancé boobu mu nekk yàlla gën koo sàmm ba li nga xam ni daal moom ngeen yéene moom ngeen gis si moom ak li nga xam ne moom la ñu yéene ñun ñëpp loolu yàlla mën ko mottali te ñun ñii nag ñun ñëpp ñu dugg ci biir loolu vraiment daal foofu laa dana gàttale kàddu gi li si des technique la li si des mooy wàllu jigéen ñi loolu directeur dana ko wax li si des directeur dana ko wax soxna si dana ko wax conseil spécial après sunu grand moom daal di ñëw tëj ak li nga xam ne moom la ciy dugal ci ay kàddu yu rafet vraiment je vous remercie di nuyu imam bu baax vraiment di wax ni dégg nañu wàllu jàkka ji di nga wax loolu noté nañ ko ak li nga xam ne moom moo ci des incha allah aussi tamit mënuñu fàtte jeunes yi association des jeunes loolu duñ ko fàtte parce que loolu tamit am na programme yu bari yoo xam ni déroulé nañ ko fi mu jëm ci wàllu xale yi tey ji muy employabilité bi loolu xam nañ ko bu baax li nga xam ne tamit moo jëm ci wàllu renforcement capacité jeunes yi loolu xam nañ ko bu baax te incha allah lu si nekk danañ ko lancé bin si nekk danañ ko gën a yokk ndax am na lu ñu ci def waaye dana gën a yokk loolu ànd ko yéen bu soobee yàlla jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi sant yàlla di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen wax ne ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax jël nuyoo bi nag teg ko ci loxol imam ak doyen Dem ak soxna Aysatu mii nga xamante ne moom lañ fekk si doomam di suñu collègue di Ajara ñu leen di nuyu yéen ñëpp vraiment di rafetlu teewaay bi ak rafetlu waxtaan wi it ndax kàddu yu fi jot a jib kàddu yu am solo la waaye ñuy wax ne rek ñun ki ñu àndal di liggéeyandoo ak moom day ku jara àndal day ku mat a àndal ndax day jàmbaar day gor day góor teyit borom laxasaay la teyit askan wi rek a ko ñor ndax tey jii dégg naa fi ñu wax fi problème mu éclairage public mais ku ne xam na ne éclairage public Talla Sylla mooy le champion ndax tey jii programme bi nga xamante ne moom moo lalu actuellement ci wàllu éclairage public nga xamante ne le président Macky Sall moo ko def muy 50 000 lampadaires solaires pour le Sénégal programme boobu tey jii Sénégal 552 communes moo fi nekk ak 5 villes ak 42 départements muy 599 collectivités territoriales mais soo ko xoolee su fekkee ne da ngaa jël communes yi kese 552 nga diviser ko par nga jël 50 000 nga diviser ko par 552 lu mu lay jox moins de 100 la lay jox cela veut dire que bu ñu doon xool commune par commune kon Thiès presque xëy na mën naa am tey jii ay 400 lampadaires solaires lay am mais ci xale ñu le maire Talla Sylla ci engagement am ak ci njàmbaaram fexe na ba 3000 lampadaires solaires wala dugg si biir Thiès 3000 yooyu déjà 2000 yi dugg na te loolu lépp Talla Sylla moo tax ñu am ko ndax ñun biñu nekkee xale dañu daan wax naan lampi Ousmane Ngom yi mais depuis loolu gisatuñu leneen lu am Thiès 7 maires ñoo mas a jaar ci Thiès moom mooy le 7e maire mais ci la ko dalee ci Senghor ba ci tey jii li mu fi def kenn defu ko bilan bi mu fi am kenn amu ko tey sànq sama collègue Assane Gadiaga sànq wax na ko daanaka amuñu budget ci ay difficulté ci ay jafe-jafe ci la ñu liggéeyee cela veut dire que kon Talla ku mën a débrouiller la ku jàmbaare la ku mën a wut la
ci biir loolu nag ñu ngi leen di wax ne rek déjà 2000 yi samp nañu ko te it yeneen ci des yeneen 1000 yi wala ñëwit daañu ko samp te fépp foo xamante ni nécessité am na fa comme ni ngeen ko waxee daañu ko samp incha allahu rabbi na seen xel dal jàpp leen ne loolu moom bis bu ñëwee di ngeen ci am seen wàll bu soobee yàlla kooku moom ñu ñoo leen ko wax ci kàttanu yàlla waaw. bu loolu weesoo it li nga xamante ne ni mooy wàllu adduction d'eau muy eau potable ku ne xam na ne jamono yooyu lay weesu Kër Momar Sarr 3 gi ñu doon defar Thiès da ci am wàllu am solo am na benn bi sax maa ngi koy rappelé wu ñun ak Ajara ñoo ànd ak waa SONES ak waa Sen'Eau ñu dem di xool forage yi fi mu nekk comme seen forage yi ngeen di wax nii dem nañ ba visiter ko ba xool ko loolu daaw la woon mais li wér te wóor mooy que wàllu adduction d'eau le maire Talla Sylla mi ngi ciy def liggéey bu rëy a rëy waaw Ajara ngi nii sax dama koy tudd sax muy ñëw ñi ngi ciy def liggéey bu rëy a rëy tout récemment matagul 2 mois ci jamonoy gàmmu gi ci la ñu lancé programme adduction d'eau bi ci lañ ko lancé ñu ngi ko lancé Daaru Salaam keroog Daaru Salaam lañ njëkk a tàmbalee jóge fa dem ci boori prison bi jóge fa dem Kawsara Fall jóge fa dem boori cité ouvrière cela veut dire que def nañu 4 quartiers symboliques rek pour lancement bi mais cela veut dire que 22 quartiers la ñu war a def adduction d'eau cela veut dire que kon du ñu leen fàtte mukk te it comme Ajara mi ci la doon na ci liggéey kon déjà xam na programme bi lan la jàpp leen ne loolu it incha allahu rabbi lu ñu ci mën dinañ ko def ba seen saafara am ci wàllu woowu waaw. bu weesoo tamit loolu wàllu tëli yi ngeen di wax nii xam nga tëli ku ne tamit xam ne Talla jàmbaar la ci ndax bi mu ñëwee fekk na Thiès daanaka tëli yi fi nekkoon daanaka yooyu rek a fi nekk tëli dëkk bi xaw a doy waar waaye fexe na ba waxtaan ak le président Macky Sall ci programme bi ñuy wax Promoville muy programme de modernisation des villes du Sénégal mu fexe ba Thiès am ci loo xamante ne nii dans un premier temps dina war a mat 16 kilomètres 500 Ajara mi ci Promoville bi la bokk na ci ñi koy saytu ci point focal yi ci la bokk moom xam na bu baax li may wax déjà am na lu ñu jot a réaliser ay tëli yu bëree bëri yoo xam ne def nañ ko ci dëkk bi te tëli bu ci nekk day am éclairage mais en même temps am na ci yoo xam ne day am assainissement firnde gi mooy kër sëñ Ablaye Yaqin fa ma dëkk man amoon na tëli bu fa nekk boo xamante ni nii ñun ba ñu juddoo ba léegi mësuñu koo goudronné rang-rang la masa doon mate musta baax Talla Sylla moo ko defar bi mu ko defaree ba pare waññeeku foofa da daan inondé wu muy terrain Cosmos ñi xam kër sëñ Ablaye xam nañ ko mu def fa mini station de pompage tey jii foofa bu taw bi wàccee ba pare 2 heures de temps dootoo fa gis ndox population yi am nañu jàmm kon loolu tamit bokk na ci réalisation yi le maire Talla Sylla ci wàllu assainissement ba tey def na ci lu am solo muy docteur Guiyé nga xamante ne saa bu masaan taw foofu daanaka nawet bi moom kenn dootu ko pratiquer te lii ba kenn dootu ko pratiquer ba ci biir noor bi sax dina ci am période boo xamante ni nii kenn du ko mën a pratiquer mais tey jii saa bu tawee 2 heures de temps après mën nga faa jaar loolu lépp it le maire Talla Sylla moo ko liggéey buntu Jules Sagna daloo ba fa nekk nga xamante ne bi mooy jaar ci suufu raay yi foofa it canal Damale bi dafa newoon canal bu tuuti bu gàtt ba nga xamante ne ndox mi bu ñëwee day dugg ci biir kër yi mais le maire Talla Sylla daaw ci plan Orsec bi ci la ñu ànd ak waa ONAS waxtaan ci ba def fa loola bañ ko fa defee yàlla xam na ne ren kenn jàmbatu fa inondation ndox mi saa bu ñëwee day dugg ci biir canal bi te du dugg ci génn kër wàññeeku dugg ci canalu Ngent bi dem donc nga xamante ne kon le maire Talla Sylla mi ngi def li ko war ci wàllu réalisation ba tey mën nañu leen wax ne tey jii ci wàllu sport le maire Talla Sylla moo defar Maniang Soumaré tey jii defar boo xamante ni Seneps mën na faa football mais équipe bi Thiès yi mën nañ faa football te pourtant Maniang Soumaré ku ne xam ne moom la Thiès amoon mais kenn mënatu ko woon a football baaxatul woon ba équipe bi Thiès dañ daan jëggaan yi dem Mbuur dafa football yi muy ay Seneps ak yeneen ak ñeneen mais tey jii ci collaboration bu mu am ak la fédération sénégalaise bu football ci la fédération sénégalaise bu football saisir FIFA ba am les fonds FIFA Forward ba nga xam ne stade bi tey jii def nañ fa pelouse boo xamante ne mooy la meilleure pelouse au Sénégal actuellement ba pare itam defaat fa beneen deuxième tribune boo xam ne loolu lépp grâce au maire Talla Sylla tey jii stade Lat Dior tey jii boo fa équipe nationale du Sénégal mënee football Talla Sylla bokk na ci ñi tax mu mën faa football te pourtant stade bi nekkul ci responsabilité mais da koo gàddu moom ndax bëgg ndam stade bi à chaque fois ñu fa war a football yi dafay envoyé les services techniques ñu dem liggéey stade bi bu baax a baax avant match yi ba ñoom xam nañ ne léegi le maire Talla Sylla mooy seen partenaire ci Thiès lu jiitu loolu bourse d'incendie bañ fa war a def nga xamante ne ay millions lay jar le maire Talla Sylla moo ko fa def ngir jàppale ko sportif yi ak jàppale ko Sénégal am na yeneen réalisation yu bari yu mu def ci wàllu tëli ba tey le FERA le fonds d'entretien routier autonome nga xamante ne ñoom ñooy entretenir tëli yi defaral nañ ñu tëli boo xamante ne nii rond point marché Sam ñi ko xam ba jëm biir jaxaaw noonu ci biir jaar école jaar boori base militaire bi jaar boori monsieur Legrand jëm ba ci wàllum tëli bi jëm école polytechnique tëli boobu ku ne xam ne kenn mënu foon a jaar
mais le maire Talla Sylla moo ko defar mu nekk linéaire 1 kilomètre 600 mu defar ko ba léegi comme neex mën nga faa jaar nu la neex nga fay dawee yaa ngi dégg nga xam ne kon lay kooku déjà jàmbaar la ci wàllu woowu maanaam daal amul wenn wàllu wooyu dugg te doo fa fekk le maire Talla Sylla mu ciy yëngu réalisation yi du jeex sànq Assane wax na ko centre gériatrique bi moom moo ko def tey ji kër xale yi moo ko def foyer de la femme moo ko réhabilité tey ji mairie ville bu Thiès nga xamante ni dafa yàqu woon ba nga xamante ne ràpp na tey ji Talla moo ko joxaat gëddam def ca xaalis bu bëree bëri boo xamante ni tey ji ñu ngi koy réhabilité di ko defar ba bu paree tey ji dina bokk ci maire yi dàq ci Sénégal bu ci dàqul te loolu it grâce au maire Talla Sylla tey ji boo demee centre culturel Léopold Sédar Senghor nga xamante ni depuis 1966 ba léegi kenn laal 65 ba léegi kenn laalatu ko le maire Talla Sylla ma nga fay defaat liggéey bu am solo avec l' association des universités francophones loolu lépp ma nga ko fay def mu nekkaat lu am solo tey jii pavage bi nga war a def tey jii ci avenue Caen war koo def ci boori mairie bi yooyu yëpp le maire Talla Sylla moo ko jël ànd ko ak waa PACASEN muy programme d' appui aux communes et agglomérations du Sénégal maanaam réalisation yi bu ñu ko fi dee lim duñu jeexal mënuñu koo lim il faut ñu obligé gàttal kàddu gi rek mais ñu leen di wax ne daal le maire Talla Sylla mi ngi ànd ak yéen mi ngi leen di déglu moom askan wi rek ko soxal askan wi rek ko ñor te it li wér te wóor mooy li nga xamante ni jot naa dugg ñun ci suñu nopp muy ci wàllu éclairage muy ci wàllu adduction d'eau loolu moom jàpp leen ne incha allahu rabbi da ngeen ci am seen wàll da ngeen ko war a amee incha allahu leneen loo xamante tamit war lañ ko def ñeneen ña ca war a wax it danañ ca wax lañ ca war a def danañ ko def jumaa ji it lieu de culte la boo xamee tamit duñ ko fàtte kooku it duñu ko fàtte ndax bañ na ko ba le maire Talla Sylla fépp fuy lieu de culte danaan lampadaires yi bala ñu koy def fenn nañ ko njëkk a def ci lieu de culte yi lampadaires yi bala ñu koy def fenn nañ ko def ci armeel yi d'ailleurs sax am na yeneen ñaari armeel yu mu prévoir pour Thiès muy Poñen cimetière chrétien yi ca Poñen ak cimetière musulman yi ci Balabé 2 yooyu yëpp dafa bokk ci réalisation maire Talla Sylla pour wan la ne kooku nit la koo xam ne dafa am vision dafay xool lu bari même tey ji état civil mi ngi ko informatiser ba nga xamante ni léegi tey jii képp koo xam ne amoon ko fa say këyit normal rek ñu ngi koy dugal ci machine yi ba nga xam ne ëllëg boo demee da nga koy mën a am ci ni nga ko war a bëggee donc yooyu yëpp Talla mi ngi koy def bu dee ci wàllu nawetaan comme ni nga koy waxee amul ASC bu mës a jógee Thiès di dem phase nationale te Talla jàppalewu la da lay jàppale à hauteur de ay millions yu bari amul benn équipe bu mu fi mës a jàppale te day jàppale cadet di jàppale senior tey day déplacé wu di leen seetaani ngir di leen encouragé Talla mooy koo xamante ni nii tey jii ni ko mag ñore noonu la ko xale ñore ni ko kilifa ñore noonu la ko ndaw ñoree xam nga kuy jàppale ay taalibe kon xeeboo kenn tey taalibe jër ta xeeb taalibe moo jara naw te moom day taalibe nekk nit ku woyof man daal maa ngi ñaan yàlla ci kàttanam ci mbaaxam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla jàppale dooleel ko yéen yàlla jàppale leen dooleel leen ba li ngeen bëgg ak li ngeen yaakaar ci moom yàlla may leen ko mu jaare ci moom barke Seydina Muhammad barke Sëñ Bamba waaw ba tey sax ci wàllu santé bi mu ñëwee ak léegi day def week-end bi mujj ci mois de juillet nga xamante ne vendredi lay doon ak samedi da koy def journée médicale consultation gratuite lay doon lim fi nekk lépp da koy def dañ lay consulter ba pare bu ñu la waree jox garab ñu jox la garab bu fekkee ne sa cas dafa nekk kaa bu xaw a doy waar bu ñu war a yóbbu hôpital da lay yabal hôpital moo ko jël en charge loolu la maire Talla Sylla def na ko bu dul loolu it chaque 6 mois presque dina am ay médecins ceeg yu fiy ñëw yoo xam ne dañuy def ay opération yu complexe yoo xam ne boo ko doon def tey ji ay millions la war a laaj ñu koy def hôpital régional lañ leen di indi te tout récemment lañ fi jógee bi ñu fi jógee léegi matagul 5 jours xaw ma 7 jours yaa ngi dégg te loolu lépp le maire Talla Sylla moo koy def ay centaines de personnes la ñuy jël ak lu nekk la ñuy def donc bu wax la ne rek le maire Talla Sylla moom li ko ñor mooy dëkk bi askan wi moom wutalul dara pour boppam wutalul dara pour njabootam tey ji boo doon xool ab parcelle ci Thiès boo xamee da nga naan kii Talla Sylla ko moom ñu bind ci turam doo ko gis te mooy joxe suuf si kon ngeen xam ni kii dara ñoolu ko dul askan wi bu askan wi amee am na bu askan wi ñàkkee moom ñàkk na askan wi rek a ko ñor kon nag yàlla nañu yàlla jàppale dégg nañu seen i wax yàlla na yàlla def li ngeen bëgg yàlla na ko yàlla def barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf. merci Cissé asalaamaaleykum waa F9 maa ngi nuyu ñëpp di jaarale nuyoo bi ci loxo délégué de quartier mu joxal ma ko imam joxal ma ko assemblée bi joxal ma ko sama mbokku jigéen ñi ñoo ngi leen di nuyu ku nekk seen tur ak seen sant di leen masawu tamit toogaay bi parce que bi 18h bi ngeen di woo Assane ba léegi ñoo ànd fekk na ma fa man ko Assane jigéen dañuy dekkale ji de mais yéen a ngi toog rek di xaar di nuyu suñu collègue Ajara mi nga xam ne moom lañ fekk vraiment di rafetlu jataay bi di nuyu yaayam bu baax a baax a baax di wax ni yéen jigéen ñi su ngeen tëddee bay boo ngeen nelaw
ci kàttanu yàlla monsieur le maire Talla Sylla programme jigéen daf ko ñor programme jeunesse ñor ko surtout les jeunes yi nga xam ne ñoo taxaw ba la may ñëw ci jigéen ñi ñu lim nañu réalisation Talla Sylla mais dañu fàttaliku la fondation Botnar nga xam ne santé de la reproduction des jeunes filles et garçons ñëpp ci lañu bokk ñu def ko ci promenade des Thiessois bu la nga xam ni lépp loo xam ne dafa jóg ci xale nan la war a saytoo wérgu yaramam nan la war a saytoo addinaam nan la war a saytoo doxalinu addinaam loolu monsieur le maire Talla Sylla projet la boo xam ni feneen lañ ko waroon def mais moom moo ko indil jeune Thiès ñu teg ko ci promenade des Thiessois jeunes yi di ci bénéficier ñu ñëw ci quartier yi def ay exposition di def ay film di wane drogue nan lay def jeunes yi parce que ku nekk xam na ni léegi drogue bi mi ngi yàq xale yi di xool santé jeunes yi ni nga xamee ni bii noonu dañ leen koy defal ay film di def ay exposition di won jigéen ñi di leen may ay serviettes hygiéniques pour que yëpp seen santé mën a dem ca kanam ndaxte ay infection sexuellement transmissible dafa bari ci xale yi di leen yee ci seen àddina parce que avortement clandestin yi dafa bari xale yi nga xam ne dañuy nëbbudu tamit di planifié wu ak di def lu ca bokkul yooyu yëpp dañ leen ci yee centre boobu bépp jeune boo xam ni du jeune bu crédible doo dugg ci centre boobu ndaxte ku nekk xam na Talla Imam wax na ko léegi te Talla jaralu ko Talla dëggoom ak bëgg wérgu yaramu ndaw ñi bëgg wérgu yaramu xale yi bëgg wérgu yaramu jeune fille yi ndaxte jeune fille yooyu tey ñooy nekk jigéen yu mag ñi tey te tey sa gàllankoor lu ci am rek ëllëg na nga war a amee doom doo ko am sa wérgu yaram na mu war a amee doo ko am man nag su ngeen gisee ñun ñu laxasaay ñun ay bàjjenu gox la nous sommes apolitique mais soo gisee ñu laxasaayu ànd ak nit nekk ak moom ci terrain bi di liggéey dañoo gis li nga xam ne loolu lay def ci askan bi muy social ma njëkkee ci branche bi nga xam ne man moo may intéressé muy santé de la reproduction ñun moo tax ñu jóg xeex ndeete yaay ak doom Talla di ci def lu am solo ci xale yi di ci def lu am solo ci jigéen ñi moom moo nekk PCA bu hôpital régional bii moo yore foofu gis nañu lu baax ni muy dimbalee jigéen ñi gis fu baax ni muy dimbalee jeunes yi ba wute ay projet de santé de la reproduction indi ko fii ci Thiès teg ko ci digg promenade des Thiessois bee Thiès yëpp di bénéficier ma dikk ci sama mbokku jigéen ñi li nga xam ne moom moo leen intéressé mooy loo xam ne autonomisation de la femme loola ba ko Talla di xeex ba jël poste député am jox ko jigéen mu nekk député du tey loolu ku nekk xam na ni Talla fonk na jigéen fonkeel goo xam ne wax nañ ko léegi ba mu ñëwee Thiès ku nekk nga xam ne ni budget dañ koo bloqué pendant 2 ans liggéeyul Covid bi ñëw 2 ans terewul jël na 25 millions def ko ci foyer de la femme may nuyu à passage la madame le maire Maymouna Dieng muy premier adjointe au maire nga xam ne mooy gérer foyer de la femme di ko nuyu bu baax di ko sargal muy jigéen boo xam ni jigéen bu jàmbaar la boo xam ni ñun Thiès lépp lu ñu fi def aussi dañuy roy ci ay tànkam parce que foyer de la femme boobu moo ko yore gérer ko mu gérer woon ko ci conditions yu doy waar monsieur le maire Talla Sylla ñëw jël 25 millions def ca réhabilité ko soo demee tey da nga fay fekk unité de transformation boo xam ne jigéen ñaa nga fay nekk di defar jus di defar yëpp di jaay di ci gis seen bopp te loolu ci autonomisation de la femme jël matériel boo xam ne assainissement la ndax soo nee maire ni setal moom xaarul dara dafa jël jigéen ñi jox leen ay brouette jox leen ay pelle jox leen ay balai à hauteur de combien de millions cc moom la jël jox ko jigéen ñi Thiès amul quartier boo dugg te Talla Sylla dugalu fa matériel d'assainissement pour les femmes ñu ni ci financement des femmes comme li ngeen bëgg appui yéen fekk ngeen ko ca buntu ba ku xam ne ku nekk xam na ni dégg nañu DER ñëw na Thiès ñun ñoo ko recevoir au niveau de la mairie de la ville mu ni dina jël 20 millions jox ko jigéen ñi Talla Sylla ñu ngi ci démarche yi di ko dox sotteegul mais indi na ay nano crédit boo demee foyer de la femme ba ñu toog nano crédit baa nga fa groupe ñëpp a ko bokk Talla est apolitique jigéen moo ko ñor jigéen moo ko soxal ndax tey mënoon naa tànn ni man jigéen ñi nga xam ne ñoo ànd ak man di politique ñoo ko moom mais jigéen bu fa dem dañ lay financé à hauteur de 50 000 francs ngay commencé soo fayee normal di nga dem ba 300 000 seen avec yi ngeen di wax nag ñun ñooñu moo ñu ñor parce que tamit ñun li ñu mën a dimbali mooy femmes yi nga xam dañoo organiser wu am seen i groupement am seen i avec te groupement yooyu tamit ñu leen di ñaan ngeen gën ñoo rapproché au niveau de la mairie ñu jàppale leen ba ngeen formaliser wu am ay këyit su ko defee monsieur le maire moom day dem day tukkeeg di ñëw ak i partenaire am dinañ mën ay aide yu bari ñu indil leen ko jàppale leen yéen jigéen ñi seen kees yi tamit ngeen gën ci góorgóorlu incha allah même soo demee ministère de la femme man dem naa fa def fa plaidoyer pour les femmes ñu ni léegi xaalis bu ni may amatu mais monsieur le maire Talla Sylla ak mbaaxaayam ñun ñu ngi xeex jigéen ñi li tax ngeen bëgg a am ay këyit bu ñuy wotee projet de budget yi am na débat d'orientation budgétaire yoo xam ne day am monsieur le maire day ñëw invité jigéen ñi pour ñu ñëw kaas ndax jigéen ñi comme ni nga xamee ne ASC yi am na ay subvention jigéen ñi am ay subvention li ci des nag mooy ñun jigéen ñi ñu takku taxaw ndaxte fi mu nekk ku nekk xam na ni mandat bi jeex na 2 mois moo ñu fi dese mais nag dañ fay bëgg a toogaat
te jigéen ñi ñooy fal ñooy folli suñu doom yi jeunes yi yéenay fal yéenay folli yéen a yore seen i carte d'identité bu leen kenn nax bu leen kenn dugal ci loo xam ne ëllëg gi si biir da ngeen koy regretter tegoon nañ fi ay nit gisuñu ci woon suñu bopp man maire bee jël kayit dem laa ca mos a am aw ma ca dara te j'ai des responsabilités fii laa juddoo yaroo fi màgge fi nekk fi lu ma fi nekk dama koo jiite mais sama tànk na mu nekkee ca maire ba nekk ca woon kon nag loolu moo tax tey ma takk sama sër takk sama digg di leen ci woo yéen sama mbokku jigéen ñi lii ngeen bëgg yëpp Talla mën na leen ko wutal moom bëggul dara Talla bëggalul boppam dara Talla social la ko gëm Talla soo demee bureau basang gii nga toog foofu la lal di ci toog kooku soxlawul dara jël bureau jox ko première adjointe am au maire muy Maymouna Dieng kooku xam nga ni fonk na jigéen kon nag yéen jigéen ñi exemple boobu laa leen di jot di wax ni takku leen taxaw te defar seen i avec le maire Talla Sylla dina leen appuyer man maa jël décision bi fii te xam ne da koy def Talla lu mu wax da koy def daf ñu wax bu ñu diggee mais loo xam ne dafa jëm ci jigéen ñi man dama koy taxawal ndax dama gis politique bi nga xam ne Talla teg na ko pour les femmes te su fekkoon ni ba mu commencé bàyyi woon nañ ko ak budget kon léegi jigéen Thiès waxatuñu dara mais nag gal ku nekk xam na Thiès ni ñuy politique yéen a mën a takku taxaw vous êtes 52% de la population góor ñi bu ñu mënee fal yéen jigéen ñi yéen a leen dàq fal sensibiliser seen jaboot sama papa wax na ko léegi jigéen ji bu xolam seddee mu neexal jëkkëram neexal doomam neexal xaritam ba muy àndal neexal wujjam dañuy àndandoo falaat suñu maire Talla Sylla tegaat ko ci mairie ville ñun xuloowuñu xeexuñu xastewuñu ay action la ñuy def yu leer yoo xam ne moo fi tegaat suñu maire foofu laay daanele sama kàddu te xam ni seen kees yi nañ leen appuyer parce que Talla ci autonomisation de la femme rek lay dox ci wérgu yaramu jigéen rek lay dox yéen ñaan yàlla ñu tegaat ñu fi te xam ni yàlla dina def Talla dafa tukki mais bu ñëwee dina leen seetsil boppam dafa waxoon ne nañ ñëw jël si doléance yi jël nañu doléance yi muy doléance yoo xam ne daf ñu neex ndaxte kenn neewul recruter ma sama doom kenn neewul may ma xaalis da ngeen di pour dëkk bi na lamp yi leer na tali bi leer na yoon yi tàlli nañu jàppale keesi jigéen ñi nañ wutal jën yi jeune nañ foyer de la femme bi na seen xol sedd incha allah monsieur le maire moom lépp loo xam ne